ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle. mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu seeni moomel tey jii nag mu ngi ñuy yóbbu biir commune Patte d'Oie fas yéene waxtaan ak askan wi rek rawatina askanu Patte d'Oie ci seeni mbëbët nan la ñuy yore seeni gox gi nan ban bilan la ñuy dressé si maire bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon ban lan la ñuy xaarandi tamit si maire bi nga xamante ni moo ko nar a wuutu wala bu fekkee moom moo fi nekkaat tamit lan la ñuy xaarandi ci moom ci lu mu war a complété si liggéey bu mu sumboon te yeggul ayca Saliou ñu dugg biir Patte d'Oie jéem a xool askan wi jéem a waxtaan ak ñoom. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sunu Sénégal gi yaay booy nga yeewoo fii ci Patte d'Oie ñu jublu si élection locale yi su dee waroon nga def bilan maire bi fi nekk si mandaam bi ban bilan nga koy jox. maire bi nekk Patte d'Oie je peux dire suma doom la Banda Diop ndax suma taaw ñoom ñoo maase ah liggéey na ou liggéeyul ce que je lui reproche c'est que y a trop d'anarchie ci Patte d'Oie je reconnais plus Patte d'Oie na mu meloon. lan moo caractérise anarchie. Regardez ça xoolal bâtiment bi ça on ne devait pas l'accepter ici moi man maa ngi dëkk de l'autre côté léegi je ne suis plus libre chez moi parce que ñi dëkk ci kaw ils ont vu ci suma cour et ça c'est pas normal il y a trop d'anarchie il faut remettre de l'ordre waaw regardez ku ci nekk c'est devenu un centre commercial ce n'est plus la Patte d'Oie bi ma xamoon bu njëkk ba vraiment c'est de l'anarchie. looy xaarandi si maire bi war a ñëw bu dee band la ñuy tabaat looy xaarandi ci moom bu dee beneen maire bu bees tamit lan ngay xaar ci moom. mais li ma ciy xaar moo di mu redresser la situation c'est pas normal qu'ils remettent de l'ordre dans ce machin-là dans notre cité où il faisait bon vivre on vivait très bien mais maintenant même pour traverser la route là da ngay taxaw lu mat 15 minutes pour xaar parce que oto yëpp au lieu ñu def le tour fii la ñuy aw ñun les personnes de troisième âge habitant ici ñu ngi on est obligé taxaw dégg nga si di xaar pour oto yi bàyyi ñu aw c'est pas normal. ci wàllu kaaraange. ci waru c'est-à-dire. sécurité sécurité ah ce sont les mooy oto yi romb sans arrêt tous les voitures les camions et tout passent par ici on ne peut plus traverser la route paisiblement comme avant on est envahi par non c'est du n'importe quoi je peux mënuma sax wax parce que c'est du n'importe quoi maire bi ñëw na liggéey c'est moom lañ ko laaj que ce soit Banda ou un autre bu dikkee na liggéey redresser ñu delloo ñu suñu cité naka la meloon avant. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sunu Sénégal gi dëppoo la gàcce sunu Sénégal gi musta xam gàcce moo ni ay rangoon ak bi ñoo ngi fii ci Patte d'Oie nga nekk doomu Patte d'Oie maire bi fi nekk te mandaam war a jeex boo doon def bilan ci magistère am bi mu nekk fii ci mairie Patte d'Oie ban bilan nga koy jox.
tey salaamaaleykum d'abord quoi ñi ngi rafetlu seen teewaay si seen ñëw bi xam nga baax na tamit ngeen ñëw ci sénégalais yi nga laaj leen fi ñu dëkk naka fan la ñu toll ak élection bi ñuy waajal naka lañ ciy demee c'est important d'abord dañuy woote appellation bi na ñëpp dem ci ak xel c'est important boo xoolee récemment si ñu jógee violence yi am Sénégal ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñun meluñu noonu au moins am nañu culture bi nga xam ne suñu parents yi tey bien vrai que ñenn ñi tey jiitu nañu ci këru dëgg tey ñun ñu fi des culture nañu au moins le minimum mooy respect civisme am na Sénégal yaakaar nañ ne ñun ñëpp ay doomu ndey lañu te li ñuy dëdmal nii muy élection yi incha allah ni ci dem ak jàmm moom la ñuy ñaan ñu génn ci ak jàmm tamit ku gagné gagné na doomu Sénégal moo gagné mais tey boo xoolee à la Patte d'Oie particulièrement le maire sortant mooy kii newoon fii tey di défendre yor mairie bi tout ça on peut dire c'est un bon maire il a beaucoup travaillé même bu kii il a essayé tey Patte d'Oie bu ñu xoolee en dépit de nu mu meloon au temps am na changement li am nag dañ koy wax du far wala dara dañuy wax pour ñëpp ñun askan bi lañ fi nekkal moo tax dañuy wax pour ñëpp au moins essayé na le maire Patte d'Oie am na fu mu ko jëlee am na lu mu fi def boo xoolee au temps 7 ans avant boo toogoon Patte d'Oie pour lumière am problème la lumière fu mu amul insécurité la ñuy wax tali tey tuwaar fakal sant yàlla essayé na am na ay marché yu mu jéem tabax na ko tout ça xam nga jàppale na jeunes yi loolu c'est déjà quelque chose mais ñi nga xam ne tey ñi ngi bëgg jonganteeg moom bëgg tey jël mairie bi ñun dañuy ñaan rek mooy li may wax sànq ni ma commencé moom laay daanelaatee dama naan carrément nañ doon benn bokk ndey bokk bàyyi fair play am ci surtout tey mooy li ma koy wax rek ki gagné doomu commune bi lay doon te dégg naa yaakaar naa ne tey ku ci ne commune bee la soxal tey boo xoolee ku teg nëndam rek Patte d'Oie moo la yëkkati commune Patte d'Oie te da ngay ñaan suñu borom bi jàppale la ba li nga bëgg yow mu àntoog jàmm mooy mandat bi ngay laaj bi la ko joxee yow tam nga am loo def. lan ngay xaarandi ci maire bu nar a ñëw bu dee Banda moo war a nekkaat à la place am na ay yoo xam ne tàmbali woon na ko te continuer wu ko ak lan ngay xaarandi ci maire boo xam ne bu bees bu waree ñëw. non daanaka ki xam nguur xam na ne nguur continuité la rek kii daf fiy nekk da ngay am loo def da ngay dem amul lu éternel da ngay dem keneen day ñëw maanaam nag ba nga yoree ba nga yàlla ci réew mi ba ñu jox la ko ba nga nekkee njiit. moom la ñuy ñaan mooy li may wax sénégalais yëpp ñun ñëpp nañ dem ci dans le bon sens liggéey nañu yëkkati c'est important surtout boo xoolee tey Sénégal fu mu toll nii daanaka boo xoolee jeunesse bi dañ leen ñaaxul bu baax parce que formation des jeunes dañ ci war a accentuer wu jàngu xale yi dañ ci war a accentuer wu boo xoolee tey jeunesse bi ñu ngi ci mbedd bi toog te nee nañu réew ooru réew jeunesse la réew bu sa jeunesse demul réew moom pour mu dem dina metti parce que ñoom ñooy relève bi nañ leen préparer désormais bien vrai que xamuñu lu bëri mais ñun ñoo leen di ñaaxaat ñi nga xam ne am nañu chance au moins am nañu formation am nañu fu ñu jot a jaar am nañu lu jot a xam ñun ñoo leen di ñaaxaat jël jeunesse bi insérer leen au moins ne leen ne ñoom un demain ñoom ñoo war a yor Sénégal tey boo xoolee Patte d'Oie particulièrement fu mu tolloon ak de nos jours tey sant yàlla am na évolution dañ koy wax te yàlla tax du dara. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sëñ bi ñoo ngi jublu ci palum njiitu gox yi maire bi fi nekkoon Banda Diop boo xam ne mandat mu ngi jeex boo doon def bilan ci magistère am ci mandat am ban bilan nga koy jox. man ni ma ko mën a gisee man vraiment man je l'ai apprécié oui parce que bilan moom comme yàlla dogal na ak ñu ngi jëm ci élection tey ñu ngi yaakaar àgg ceeg jàmm te wax dëgg yàlla gisuma ko tamit mu def fi loo xam ne naka sudul noonu la ah sant yàlla rek lañ koy jàppee te kon xam ne réew mi daa am fu ñu jaaroon doog ak si ci jamono yi fii te mi ngi débrouillé boo gisee mbedd yi nii am na lu mu fi commencé liggéey vraiment boo xoolee biir man dafa may jëndee reer ne la côté gis naa ay commencé pavillé di dafay kii mais quand même buñ ko xeeb nañ ko apprécier rek su fekkee affaire élection nag question de sens la ak loo xam ne yàlla moo ko décidé dal
waaw waaye tamit kii li mu fi jot a def tamit munoo wax def fi dara li ñu mën a wax rek mooy sant yàlla daal bu yàlla dogalee kii ñëw ëllëg tamit daal di jéem a yokk rek man doon noonu laa ko gisee. yokk c'est-à-dire. yokk mooy jéem a def dolli ci lim defoon waaw parce que affaire loolu moo tax ñuy def changement waaw dañuy def changement pour yokk waaw mais bu fekkee tamit moom waa ñi dëkk ci gox bi moom ñoom il préfère Banda c'est pas mal. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi sunu Sénégal gi dëppoo la gàcceem sunu Sénégal gi musta xam gàcce moo ne ay rangoon ak i bàmmeel leen ko weccee. sëñ bi ñu jublu ci élection locale yi di ñëw mu di 23 janvier 2022 ñoo ngi fii si commune Patte d'Oie fi nga juddoo fi nga yeewoo fi nga màggee. ñu gis ne que am na maire bi fi nekk mandaam war a jeex boo doon def bilan maire bi fi nekk ban bilan nga koy defal. waaw maire bi moom alhamdulilah maire bi moom franchement ba mu toogee ba léegi nii en 2014 affaire yi moom macha allah fi Patte d'Oie changé na quoi Patte d'Oie changé na dans tous les domaines defar na jardin yi bon defar na surtout devanture Nabi Choucair bi liggéey na ko bu liggéey bu rafet. te bon maire bi bon franchement maire bi moom mention spéciale liggéey na Patte d'Oie quoi Patte d'Oie moom changé na lu bëri changé na fi waaw autant sax amul woon bon éclairage public bu mel nii lampe yu gàtt moo fi nekkoon mais lépp changé na Patte d'Oie moom macha allah maire bi moom liggéey nag liggéey bu rafet oui. ci maire bu war a ñëw bu dee moom par exemple lan ngay xaar mu mun ko compléter mu sumboon ko te jeexul wala bu dee beneen maire tamit lan nga koy ñaax. waaw bu fekkee tamit moom moo war a ñëw. bon am na ay projets yu fi nekk am naa ci yaakaar dina ko finir su bis baa daal le 23 janvier ku ci wërsëgam nekk dina si jot mais yàlla na si jotaat. lañ ngeen xaarandi tamit si maire bii di ñëw. waaw maire bi di ñëw xanaa bon mu ñëw bon bu fekkee dafa am beneen maire buy ñëw projet yu maire bee tàmbale woon rek mu yégale ko. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi sunu Sénégal gi dëppoo la gàcceem sunu Sénégal gi musta xam gàcce moo ne ay rangoon ak i bàmmeel leen ko weccee. soxna si nga nekk doomu Patte d'Oie ñu jublu si élection locale yi boo doon dressé tey bilan sa meeru gox ban bilan nga koy jox. bon asalaamaaleykum maa ngi rafetlu déjà interview bi tey jii su ma doon dressé bilan en tant que maire dinaa doon wax pour mu gën a gestu bu baax surtout ci ñi néew ju doole yi parce que boo xoolee lu tax wax loolu déjà ci problème Covid bi dañoo ne woon pour dimbal bi mais j'ai remarqué que parfois dimbal bi day dem ci ñi nga xamante ne xëy na yelloowuñu ko te am na ñoo xamante ne ñoo gën a sonn ñoo gën a soxla mais malheureusement du egg fu mu war a egg voilà tey jii bu ma sañoon bu maire bi suy gestu bu gën a gestu ñu ko gën a soxla daal waaw. bilan baax na baaxul am na lu des walla. bon pour dire vrai mënuma ci gën a xuus lu bari parce que gis naa ne am na ay changement benn côté parce que tamit lépp mënul baax tamit à 100% là il faut le reconnaître parce que nit ki tam bu liggéeyee aussi il faut le reconnaître mais toujours est-il que bu munee gën a redoubler d'effort voilà ñu gën koo mën a def daal.
ñoo ngi jublu si local yi lan ngay xaarandi si bu dee maire bu bees ngeen am lan ngay xaarandi ci moom bu dee maire bi fi nekk tamit mooy remplir ndax candidat la lan ngay xaarandi ci moom am na liggéey bu mu sumboon mu war ko compléter walla. mooy comme li ma wax rek la plupart dañuy wax ne maire da fi nekk pour askan bi la fi nekkal mais malheureusement parfois on se rend compte que maire su fi toogee pour nga gis ko sax c'était tout un problème. Voilà tey jii bu ma sañoon bu ñuy amee beneen maire mu gën a nekk à l'écoute de sa communauté parce que loolu moo ko fi teg voilà surtout ça voilà li si des moom on sait que comme on dit que l'État ne peut pas tout faire mais surtout l'écoute de sa communauté c'est important. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di sëñ bi ñoo ngi jublu si élection locale nga dëkk fii ci Patte d'Oie di fi yeewoo Banda Diop nekk sa maire tey jii boo doon def bilan ci magistère am lu mu yor mairie bi ban bilan ngay def. Banda Diop moom gis nañ ni lamp yi commencé woon na tàkk quoi biir Patte d'Oie ñoo ngi commencé pavé yi tamit genre mooy loolu ba pare marché bi tamit daal la war a góorgóorlu xam nga ibil ñu ko rek xam nga. su fekkente ni maire bi bees ñëw na wala kii di Banda Diop rempile waat lan ngeen di xaarandi ci ki war a wuutu Banda Diop wala bu dee Banda Diop moo fi war a toogaat. waaw bu fekkee maire bees ñëw na aussi mu xool li fi manqué rek mu dolli si bu fekkee Banda tamit moo gañewaat tamit waaw mu eggali yéene rek mais élection yi daal xam naa daal quelques jours la daal yàggatul léegi nag gars yi xool rek gars yi nañ xool ki leen arrangé rek mooy loolu noonu. mais tamit ak maire bu mu mënta doon tamit na gars yi nag gëstu jeunesse Patte d'Oie bi quoi parce que gis nga comme fii nii atelier la gars yi ñoo ngi cag-cag xam nga maanaam jeunesse Patte d'Oie ñoom tamit dana war a sentir seen bopp quoi man moom sama yéene moom lenn rek la mooy su ma sañoon daal maire bi moom ku dëkk Patte d'Oie moo koy gagné quoi parce que ñun loolu mooy suñu arrangement ñun Patte d'Oie lañ dëkk. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sunu Sénégal gi dëppoo la gàcce sunu Sénégal gi mustaxam gàcce moo ne ay rangoon ak i bàmmeel lañ ko weccee. sëñ bi ngay yeewoo ci biir Soprim bokk ci commune Patte d'Oie ñu jublu si élection locale yi tey jii buñ la waxoon nga def bilan maire bi fi jógee ci magistère am si njiite bi mu jiite lii di mairie Patte d'Oie ban bilan lay doon. pour l'instant daal xam naa ne man li ma xam ci secteur bi bëriwul mais nag fi laa dëkk fii ma dëkk ci koñ bi daal fii ñu ne liggéeyam vraiment des na fi parce que léegi ngay seen moo ko fa commencé woon presque mu ngi woon 2 ans kenn defaroo ko loolu daal xam naa ko à part ça leneen li des nag moom dese na maa leer waaye xam naa ne fii daal moom liggéeyam des na fi wax dëgg yàlla. ci wàllu kaaraange wala assainissement amu leen benn jafe-jafe bu ngeen di jànkonteel ci seen gox bi ngeen nekk nii Soprim. non Soprim nag fii ñu ne wax dëgg yàlla man jàmm rek laa fi gis wax dëgg yàlla gisuma fi benn histoire ñu ngi dund ci jàmm ak salaam. deuxièmement li ci des kay ki nga xamante ne ni da nga moo jiite réew mi jàmm yi na fexe jàmm am ci élection yi jàmm ak salaam ñu wote ci jàmm ak salaam kenn ku ne fa mu gagné mu jël ko. bu fekkente ni beneen maire war na ñëw lan ngeen di koy ñaax ak bu fekkente ni tamit Banda moo war a wuutu boppam lan ngeen koy ñaax. su dee mooy wuutu boppam war na yokk liggéeyam su dee keneen la it bëgg nañ mu liggéey secteur bi nam ko war a liggéey mu amal ñu njëriñ. waaw maanaam lu dem ci secteur bi gis nga amul pawe amul dara parce que ñun amuñu pawe amuñu dara boo xoolee impôt et domaine fan lañ fi pawe néew na te loolu yëpp dañ ko war a am. deuxièmement suñ jàkka ji tey li wër jàkka ji lépp waroon nañ ko ormal ñu paweel ñu ko defaral ñu ko ba mu baax parce que ay nit fi ne ay niti islam ñu bëgg islam tey jàmbaar lañ boo xoolee jàkka ji ak niñ ko liggéey nii xam nga ne ay jàmbaar nga fi ñoo ko liggéey mais nag baadoola mënul liggéey lépp
ba doole bu defee li mu mën buur na caa war a topp def la mu war a def jamono ñooy. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sëñ bi ñoo ngi jublu ci élection locale élection locale mooy palum maire jëwriñu gox yi nga dëkk fii ci Soprim fii cité impôt et domaine la bokk cité impôt et domaine nga dëkk fii ci cité impôt et domaine seen maire di maire Banda Diop boo doon def bilan ci yorinam ci mairie bi ci bilan am at yi mu def ci bopp mairie bi yëpp ban bilan ngay def ci kiiwu Banda Diop. Banda moom wax dëgg yàlla def fi dara loo xamante ni seddul xolu ñëpp quoi maanaam mi ngi def lu baax mi ngi koy teg ci yoon Patte d'Oie daal amatul daal lu ñu fi inauguré Patte d'Oie boo xoolee am na marché am na terrain basket am na parcours sportif lépp li nga xamante ne dafa war am ci gox am na fi te Patte d'Oie xam nga pour ci commune bi du Patte d'Oie kese am na Grand Médine am na Soprim extension am na feneen ak feneen du Patte d'Oie kese xam nga tamit du ñëpp la maire bi mën a satisfaire man daal li may wax mooy Banda mi ngi fi ak keneen ku munti ñëw tamit yàlla rek moo xam quoi mais l'essentiel ku si munti ñëw tamit Patte d'Oie suñu gox la ñu ñëpp ñoo ko bokk mais commune bi daal yaatu na quoi xam nga. ki fi war a ñëw bu dee Banda la wala keneen ku bees ku ko war a wuutu boo ko doon ñaax lan nga koy ñaax. li ma koy ñaax mooy li Banda tàmbali rek mu yeggali ko xam nga tamit bëgg a téye neex na ak mën a téye bokkul Banda mën na téye keneen ki ñëw tamit nag moom na mën a téye rek quoi. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di askan wi. sunu Sénégal gi dëppoo la gàcceem sunu Sénégal gi sëñ bi yaa ngi fii ci biir Grand Médine nga dëkk fi nga juddoo fi màggee fi defee si sa lépp ngeen dépendre si mairie Patte d'Oie ndax maire bi nga xamante ni moo di Banda Diop taxawaayam ci biir commune bi rafetlu ngeen ko wala rafetlu leen ko am na lu des. waaw ñu ngi sant ñu ngi di kontaan si ñëwee nga ñëw fii parce que itam yaakaar naa ni luñ soxla la quoi luñ soxla parce que tamit dafa am loo xam ne su nekkee si xol il faut nga génne ko même pas une semaine doon na fi ñëw dëj mën naa ko accepté fii parce que Grand Médine ñëpp xam nañu man maa nekk vice président ASC Grand Médine man nekk si politique bi xaw naa si yàgg tamit quoi parce que tamit lépp dama Grand Médine moo ñu soxal quoi keroog ba mu ñëwee fii maa ko accepté te lu bees bii rek dafa am benn ndox boo xamante ne plus de 5 ans xaw ma 6 ans mu ngi fi keroog ba mu ko waxee fii si jour boobu même pas 2 jours la ndox bi dem parce que nit ñi du ñu am sax fuñ tur ndox dañ koy tur si kaw tali bi mu romb man yàlla muy dem benn dëj fii am na suñu benn paa bu gars yi décédé woon mu ñëw di koy jaale si bu mu ñëwee may accepté ko na ko ndox mi yàgg na fi il faut nga jéem a trouver solution pour ndox mi mun fi jóge parce que ak bu mu mënti demee ñi fi tur ndox mënuñu ko taj seen biir kër yi parce que dañu war a am fu ñu ko tuuree déglu na ma la quoi taxaw na déglu ma maa ngi ñu sax échangeante ay mots comprendre nga après 2 jours ci la lijjanti affaire bi mais lépp lu mënta am mairie bi moom mairie Patte d'Oie laa la ne su ma sañoon tey ñu ne mairie Grand Médine comme ni ñu ko tuddee Patte d'Oie ñun loolu la ñuy xeex parce que lépp lu ñu soxla dañ naan Patte d'Oie wala Soprim wala Damel non Grand Médine kon lu ndaw la si te pourtant Grand Médine daanaka moo yor mairie bi nu mu la mën a waxee si wax bu gàtt ñee ñoo ñëpp population ne mais Grand Médine daanaka moo yor mairie bi kon ñun dañoo war a am suñu ful ak suñu fayda suñu maire bi ñu jëm ko téyel suñu bopp ñun loolu la ñuy xeex guddi ñu toll nii Banda nag ñun jotoo ñëw moom dara comprendre nga fii mun naa def fi dara parce que ñun am nañu ancien maire boo xam ne fii la dëkkoon
fii nii Grand Médine laa la mën a wax si lu muy liggéey def fi dara dëj rek la fi ñëw wala ngénte ñun ci loolu lañ koy gis amul dara loo xamante ne ñu ngi ko fiy gis. bu fekkente ni beneen maire ñëw na wala band war a continuer lan ngeen leen di ñaax. waaw parce que fii am na lu ñu fa war a defar mbedd bi gis nga nu mel xool nu mel mu ngi lëndëm crise soo demee esat xool nu mel fii Grand Médine mun naa ne amul dara loo xamante ni maire bi mu ngi koy def suñu intérêt ñun gisuñu ko ñu suñu génnee dem feneen ni muy leeree mais fii xool lu mu lëndëmee crise amul dara daf fi dara mënuñu wax dama fi dara comme lu wax lu gàttal moom xam la la fi ñëw dëj wala ngénte ñun dañoo sonn si loolu. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer. soxna si nga yeewoo fii ci Grand Médine Banda Diop nekk seen maire boo doon def tey bilan kii di Banda Diop ci mairie Patte d'Oie si bopp mairie Patte d'Oie ndax rafetlu nga ko rafetlu woo ko bëri na loo xam ne des na li nga xam ne war na ko mottali. Banda kay def fi dara Banda moom na fi jógee rek loolu rek lañ bëgg na fi jógee beneen maire ñëwaat ñu fal ko mu defal ñu Grand Médine. lu tax nga ne defu fi dara. def fi dara dafay liggéeyu dara ñu ngi nii dañuy inondé dañuy def lu ne mbalit maa ngi fi lépp ngi fi ndox maa ngi fi xool suñu télé bi nu mu bone Banda def fi dara na fi jógee rek beneen maire ñëwaat. beneen maire bu ñëwee tamit lan ngeen koy ñaax bu dee Banda tamit moo toogaat lan ngeen koy ñaax. bu defar ñu Grand Médine bu ne moo toog mu defar ñu Grand Médine mais ñaanuñu yàlla sax Banda toogaat. Banda keneen ku toog lan ngeen koy ñaax. mu liggéey ñu Grand Médine rek ndax sonn nañ suñuy maam yi ak suñuy papa yi bañ fi nekkee ba tey Grand Médine da ngi nii mënu changé dañu defaral Grand Médine. defaral leen Grand Médine mooy lan ak lan. waaw amuñu fu ñuy tuuree ndox amuñu fenn amuñu fu suñu doom yi foowee xoolal barki démoo Ndiaye rek la suñu benn doom accident fii ci kii bi parking bi ñun amuñu fu suñu doom yi foowee lañu defaral Grand Médine lu moom lañ am. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di dëppoog lu ñuy di. soxna si nga yeewoo fii ci Grand Médine ngeen bokk ci mairie Patte d'Oie tey jii buñ la waxoon bilan kii di maire bi fi nekk ban bilan nga koy wax si liggéey ci ndax liggéey bi mot na liggéey bi des na wala defu fi dara. maire bu bees bi fi nekk Banda man gisuma lu ñu defal si koñ bi dara parce que ñun bu ñu fóotee amuñu ay rigole yu ñu tuur dañuy obligé jël ndox mi dem ba tali ba di ko fa tuur te loolu ku ne xam na ne day yàq tali ndoxu potit nga koy jël di ko tuur si ay tali amuñu fenn fuñ ko tuur ak Grand Médine ni mu toll loolu c'est pas normal. deuxième fois bi mooy amuñu ay poto yow yaa ko gisal sa bopp xaal laay jaay dañuy soxla xaal ba ay 21h ba 22h mais doo jël risque pour toog fi ba yenn heures yi parce que amoo benn lumière amuñu poto amuñu tuurukaay ndox amuñu gisuma daal lu ñu fi defal te ñun ñoo ko votaloon pour mu dimbali ñu man Banda gisuma benn changement bu mu ñu defal ñun waa Grand Médine. tey jii maire bi war a ñëw bu fekkente ne maire bu bees la wala mu nekk Banda. lan nga leen di ñaax. bu fekkente ni Banda la liñ koy ñaax mooy mu dimbali ñu ci ay rigole mu jàppale ñu tam ci ay poto amuñu tuurukaay ndox defaluñu dara financement jigéen ñi fii Grand Médine man musuma cee lekk dërëm te ñun liggéey rek lañ gëm liggéey lañ bëgg. première fois rek mooy tuurukaay ndox bi moo gën a métti nga fóot ba pare nga mujj obligé di ko yenn di ko tuur ci ay tali oto yi di ci jaar di taxalaat ñeneen ñi nga xam dañoo soloon seen yëre set. loolu àq la bu rëy. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di méngoog lu ñuy di askan wi. sëñ bi nga dëkk fii ci Grand Médine di fi yeewoo tey jii buñ la waxoon nga def bilan maire bi fiy jógee ban bilan ngay def ci moom. waaw maa ngi lay nuyu sëñ bi. maire bi fi nekk muy Banda Diop te yaakaar naa bu fekkoon bilan maire la ñuy wax ko ñun résultat gisuñu ko que bilan bi ngay mën a wax mooy koo xamante ne dafa def résultat mais
maire boo xamante ne ñun tey mënuñu ko jëriñoo la preuve que koñ bi nga nekk nii tey lumière amu fi topp nañ ci 5 ans wala lu ko ëpp ñaari lampe rek dañ koy soxla pour ñu am ko problème la dañuy dox ba sonn nga jël wàllum nawet bi muy inondation ak yooyu noonu koñ bii bu tawee day fees tel doo fi mën a jaar wax dëgg moom bilan su ma ko doon wax wala may rafetlu ay jëfam daal dëj daal bu amee ci koñ bi dina fi ñëw dëj ñuy ñaan yàlla kon mu fiy gëj a ñëw kon dañuy ñaan yàlla mu fiy gëj a ñëw parce que ñun buñ heure bu ñu ko gisee daal dëj lañ ko fiy gis wala genre kii yooyu mais leneen doo ko fi gis du ñëw fii ba def fi lenn. tey jii bu fekkente ni beneen maire ñëw na wala moom mu war a toogaat lan nga leen di ñaax. waaw mais askan boo gis bu ne gox bi mu am moom lay sago tey jii li ñuy ñaan ci maire bi nga xamante ne moo war a ñëw ak bu mënti ñëw liñ koy ñaan mais mu taxawuñu rek liñ soxla mu defal ñu ko parce que ku ne xam na gox bu nekk li muy soxla lumière ci la bokk ñun loolu lañ leen laaj lumière xanaa maire lu mu tëwadi war nañu mën a dugalal ay lumière inondation buñ ci mënul dara tamit ñu jéem tuuti xam nga defal ñu loo xamante ne nii tey jii bu nawet amee wala nawet jot dinañ mën a tëdd nelaw mais tey jii nawet koñ bii nga nekk nii bu nawet jotee kenn dootul nelaw sécurité zéro amul sécurité amul dara lumière ci sécurité la bokk te koñ bi mën naa ne 5 ans ngi nii mënuñu fexe ba am lumière liñ ciy jot a am tuuti mooy bonne volonté yi fi nekk. mbokk yeeg xarit yi lii lañ leen indiloon ci seeni moomel tey ji nag Patte d'Oie la ñu demoon déglu nañu askan wi gis-gis yi xaw a wute am ñu ne maire bi liggéey na rafetlu nañ liggéeyam am ñoo xam ne ñu ne nag defu fi dara bokk na ci ñi nga xamante ni moo di askanu Grand Médine ñu ngi jox dig daje rek ci beneen numéro bi nga xamante ni moo di seeni moomel. bu leen ko wanteer ëpp naa tayle na jëf yi di